asalaamaaleykum mbokki teranga diaspora ñoo ngi dikkaat di nuyu ñëpp te leen di ziar bu baax a baax di wax ne xam naa fan yi nag moom xaw nañoo gëj a gise xanaa tey nag ñu fas yéene ñëw waxtaan ci permesso bi nga xamante ni si fan yi moom xaw na jaaxal nit ñi tuuti tax yiñ ciy laaj ci ay question bari na ak nuñ koy defee yépp te moom la ñuy tuddee permesso temporaneo bi wala ñu koy wax permesso ricerca di lavoro wala ñu koy wax permesso 6 mesi bi wala ñu koy wax permesso bi nga xamante ni si nit ki moo koy présenter boppam moom du soxla datore lavoro permesso boobu nag bi ñu dalee maye kayit Italie ba tey bi mooy première fois mu am fii puis vraiment ci lay njëkk a am donc permesso boobu tamit bi ñu koy joxee dañ koy jox nit ki pour mu maanaam mu dem wuti liggéey pour ñu convertir ko permesso lavoro moo tax nag bokkul ak permesso 6 mois asile parce que ñu bari naan 6 mois bi defe ne comme 6 mois asile la comme ni nga ko daan toppee muy jeex ngay renouveler 6 mois di renouveler 6 mois bii déedéet bii benn 6 mois rek la bu 6 mois bi jeexee bu fekkee nga am contrat dañ la koy convertir defal la ko permesso lavoro su fekkente ni si tamit maanaam amoo contrat waaye ci biir 6 mois bi liggéey nga ci benn yoon wala ñaari yoon dañ koy convertir defal la ko permesso attesa di lavoro donc kon ñuy xalaat ni permesso la boo xamante ni si maanaam am na solo trop. ñi nga xamante ni si nag ñoo ko war a dugal maanaam pour nga mun cee bokk ci ñu koy dugal da ngay am ñaari condition yoo xam moom ngay matale ñaari condition yi boo ko matalee rek mun nga ko dugal soo ko matalul jarul sax ngay laaj naan ndax man ci laa bokk wala man bokkuma ci ñaari condition yi soo ko matalul moom da ngay dem wuti datore lavoro ñaari condition yi nag benn bi mooy maanaam 31 octobre 31 octobre 2019 maanaam li commencé 31 octobre 2019 ba fii ñu nekk nii nga mos a am séjour bi jeex maanaam ñooñu richiedenti asilo yi la ñooñu ñooy ñi amoon cure medica ñooñu ñooy ñi am article 31 ñooñu ñooy ñi amoon permesso di studio ñooñu mooy ñi am permesso yi nga xam ne yëpp daal maanaam mënuñu ko woon a soppi def ko permesso lavoro léegi nag bii pas dañ leen di permettre ñoom ñu am permesso boo xamante ni si 6 mois la daañu ci mën a wuti liggéey suñ ci amee liggéey ci ñetti secteurs yi ñu defal leen ko permesso di lavoro. allora neex nañ maanaam première condition bi mooy boobu deuxième condition bi mooy nga mos a liggéey ci ñetti secteurs yi maanaam lu jiitu 31 octobre mos ngaa liggéey ci li ñuy waxee agriculture nag comme ni ñu ko xamee ñun ñëpp lu yaatu la mooy sàmm ak napp yëpp ak maanaam sàmm ak napp la ak yu taq ci liggéey yooyu rek liggéey yu yaatu la nag yu baree bari la yu bari sax la d'ailleurs yoo xamante ni si maanaam lépp lu aju ci liggéey boo xamante ni si dafa laal ci sàmm ma napp rek ca la bokk tey tamit boole nañ ci aussi kolf ak badante mooy liggéeyu kër yi. kolf mooy ñi nga xamante ni si maanaam ñooy def mindaani mooy ñi nga xamante ni ñooy def babysitter yi mooy ñi nga xamante ni si ñooy def chauffeur yi mooy ñi nga xam ne ñooy def daal lépp loo xamante ni si da ngay dimbal nit ki ci biir këram ci ci ñu koy wax sax ci liggéeyu kër yi donc boobu noonu mooy kolf bi badante bi nag mooy képp kuy dimbali ku mënul boppam moo xam dafa màggat ba mënul boppam moo xam dafa feebar ba mënul boppam moo xam dafa amee pathologie maanaam loo xamante ni si comme ay ñi nga xam maire yi comme ni ñuy loxeek yu mel noonu yooyu yëpp ak ñi nga xam mënuñ jóg yooyu yëpp ñooñu ñoo tudd badante maanaam kon képp koo xamante ni si mos nga liggéey ci ñetti secteurs yooyu rek te 31 octobre fi ñu nekk nga amoon séjour mu jeex ci biir kooku am nga droit dugalal sa bopp séjour temporaneo bi muy séjour 6 mesi bi muy séjour ricerca di lavoro bi donc ñooñu ñoo am droit dugal ko naka lañ koy dugalee soo koy dugal da ngay dem poste soo demee poste nga retiré kit postale wala nga ni busta per permesso di soggiorno boo ko waxee de poste yëpp daañu la ko jox mooy kit postale mooy kit bi nga xamante ni si ñi daan renouveler séjour xam nañ ko mooy weex enveloppe bi day weex cat yi jaune su dee patronat day am beneen couleur donc loolu kit boobu ngay dem retiré ji ci poste yi soo ko retiré wala nga dem ci patronat boo xam ne yéen habilitari ñoom daañu ko am sax seen poste kenn kitu bopp daana ko am normalement léegi boo ko retiré poste ba pare kit boobu am na nga laajaale poste bu la neexee nga laaj poste bu la neexee nga téléchargé ko bu la neexee nga dem ci banque yi bu la neexee nga wut ko F24 benn feuille la boo xamante ni si mooy tamit da nga koy remplir léegi soo retiré kit boobu ba pare retiré F24 bi nga dem soo demee sa kër nga jël sa document yow sa bopp yow nga remplir kit bi nag boo koy remplir li la ciy laaj mooy sa tur ak sa sant ak sa numéro permesso di soggiorno am na tamit lu am solo nag tey ji sax loolu moom bokk na li tax may def vidéo bi nii mooy que ni ñu xam niñ koy remplir c'est très important parce que barki démb am na ku ma wax nuñ ko remplir loolu baaxul te kooku bu ko dugaloon rek maanaam day toog di xaar kayit waaye waxuma la kayit mais mandat d'expulsion sax mën na ko ci fekk maanaam mën nañ ko ci bindal feuille de via kon donc nañ leen xool ñi ñuy jox suñu kit yi ñu koy rempliral tey suñ ko remplir ba pare na ngeen ko xool parce que li ci am solo rek mooy boo koy remplir
dafa am page yi feuille yi dama doon indi feuille mais xam naa dama ko fàtte booy remplir dafa am fu ñuy rànga bindi relâche Rinnovo ak duplicato yu mel noonu yow nag Rinnovo ngay coché ba pare tamit maanaam numéro séjour bi nga xam moom ngay wut numéro séjour bi nga xam moom ngay parce que séjour booy wut dafa am numéro séjour bépp séjour booy wut bu dee parce que motif séjour toujours day nekk ci demande bi ngay demandé maanaam foog nga wax ban séjour ngay demandé motif bi nag ay numéro la correspondre comme 15 par exemple comme ñu ni la 15 mooy permesso mooy lavoro subordinato comme ñu ni la 16 mooy lavoro autonome noonu la rangé ba jeex léegi nag bii nga xam yow moom ngay wut muy permesso temporaneo bi codice 99 la 99 moom codice bu bees la moo tax it aussi tamit ñu koy remplir da ngeen ci bàyyi xel wala bu leen remplir pare da ngeen xool page ba mooy nekk ci première page bi da ngeen gis fu ñu bind codice bi fu ñu bind boo bindee Rinnovo pare da boo demee ci côté bi ne à droite ci fin bi da ngeen gis fu ñu ko fa def nga xool nga lire na nekk 99 su nekkul 99 bu leen dem parce que am na ñoo xamante ni si maanaam yenn kaaf yi yenn patronat yi ñoom dañoo defee ne comme renouveler séjour comme ni ñu kaan defee la te du boobu bokkul ak bii dara bu ñu defee loolu dañuy def erreur bu monumentale parce que li tax mooy su defoon tey par exemple day renouveler séjour normal comme séjour comme ñun ñi nga xam dañoo amoon permis séjour no ñu bëggoon renouveler duñ demee dafay am xool day am code ci permis boobu ñu def ko mais bu leen fàtte ñooñu temps bi mooy gën a gudd te yàlla bu la yàlla nattu nag ñu joxoon rendez-vous boo xam maye gi passé la nga yegg kesu la bu yeggee léegi bind ci enveloppe bi lay gis bu xoolee ni yow asile politique requérant asile nga ba pare mu gis ñi la remplir di la laaj permesso lavoro boo xamante ne si permesso boo xamante ne pour nga lavoro la day bañ da koy réfuté te bu ñu ko réfuté day fekk yow maye bi jàll na kon léegi da ngay nekk clandestin te sax boo moytu sax bu dee kesu raay soxla sax lay bindal mandat d'expulsion rek maanaam da lay bindal feuille de visa booleel la ci kon donc c'est très important ngeen bàyyi xel ci loolu léegi boo ko remplir ba pare jël F24 bi F24 ba 130 € ngeen ci remplir F24 moom ni ñu ko xamee la maanaam sa code fiscal ngay def ci kaw yow sa bopp nag def sa tur def sa sant def fi nga dëkk moom daal di wàcc ci suuf ci riga bi ci suuf boo commencé da am fu ñu bind typo boobu R nga fay bind R soo bindee R am na benn espace bu ne foofu espace boobu noonu sa numéro passeport nga fiy def wala nga def sa numéro code fiscal bu fekkee am nga ko boo amul code fiscal nga def ci numéro passeport soo amul passeport comme am ñu am attestation d'identité nga jël attestation numéro attestation d'identité bi def ko ca soo amee ancien passeport bu jeex mën nga ci def numéro boobu digg bi nga def fi rect ngeen di def yéen ñi nga xam bii ngeen demandé bu dee ñëw rect la mais yéen rect la RECT ngay def à côté nga def ci 2020 soo demee ca fin ba ne fa ngay remplir somme bi ca fin ba nga def 130 boo seetloo ci suuf ca ci mujj ñaa fi nañ fa benn virgule 00 nga def foofu 00 donc wàccaat ci suuf def total nga def 130 00 def date bi signé ci suuf nii lañ koy monter nii la ñuy remplir F24 bi su ngeen remplir F24 bi ba pare da ngeen koy jël enveloppe bi bu leen ko tëj su ko fee enveloppe bi ngeen def ci seen photocopie carte passeport wala carte d'identité def ci seen photocopie séjour bi jeex def ci photocopie contrat ba nga amoon bu yàggoon ba am na ne tamit loo xam ne c'est très important da ngeen ko bàyyi xel daf ci bari ñu baree bari dañ lay laaj ñu est-ce que mun naa nga dégg ñu la man damaa am permesso damaa am contrat indéterminé am na ci loo xam moom boo nga defee moom planti la moytu leen ko bu baax mooy lan ñu ci bari ci yéen dañ ma koy wax te dama leen koy tere maanaam contrat bi nga yor actuellement ni mu ne contrat indéterminé da ngeen defee ne contrat yu la ñu bari dañ koy damoo dama am contrat indéterminé def dugal ci biir boo ko dugalee ci biir loolu penalty la loolu baaxul parce que li tax baaxul mooy permesso bi mu ngi tudd permesso giorno per ricerca lavoro maanaam da nga koy laaj pour wër liggéey léegi nag man nan ngay ñëwee di ma laaj ni da ngaa bëgg séjour bu ma lay jox pour nga wër liggéey ba pare ñëw présenté ma contrat bu gudd boo xam du jeex donc bu leen ci def seen contrat yi nekk à l'état actuel contrat yi ngeen yore actuellement nii bu leen ko ci def contrat yi ngeen liggéeyoon bu yàgg yaa xam 5 ans ca kanam 10 ans ca kanam 3 ans ca kanam 1 mois ca kanam 2 mois ca kanam lu jiitu 31 octobre rek contrat boo ci liggéey woon rek benn rek doy na nag moom ngay photocopier dugal ko ci biir yaa xam contrat la yaa xam bu sa paag boo ma séq ndax ñu bari dañ defe ne ñi am contrat boobu rek ñoo ko mën déedéet même nit ki sax bu fekkee mos na liggéey lavoro nero te mook patron séqoon nañ maanaam mu mos koo fayee xaalis mu mos koo fay IBAN loolu sax même mën na présenter loolu parce que du ñu am contrat rek ñoo ko mënoon lépp loo xam ne da nga la prouver ni yow mos nga liggéey ci loolu rek maanaam ci la bokk da ciy dem ba nit boo gisee nit ku la defal attestation maanaam nit koo xamante ne mos nga liggéey ci moom mu bind ni si je certifie man diw maa wax ni diw mi liggéeyoon na ci man temps nangam ba nangam bind ko sax loolu sax baax na même loolu sax loolu noonu ci boppam sax preuve la loolu preuve la mën nga ko ci dugalaale boo ko ci dugalaale aussi tamit nga dugal ci hospitalité ba pare jënd ngeen timbre 16 € aussi da ciy dem day dem ci booster bi timbre 16 € soo ko defee yooyu yëpp ba pare dugal ci alors li nga ciy dugal ki ngay dugal F24 moom da nga koy génn à part parce que da nga koy fay ba pare mais boo ko fay ba pare da nga koy dugalaat ci biir benn photocopie bi mais nag bu leen dugal original yi ci biir da leen dugal photocopie original yi ngeen denc ko bis bu leen convoqué questura convoqué ci ngeen di yóbbu original yi
donc da ngay dugal sa photocopie carte d'identité wala passeport wala document boo mën a am wala attestation d'identité dugal contrat bi jeexoon surtout bàyyi leen di dugal contrat actuel yi parce que mënoo di laaj nit ki damaa bëgg nga jox ma loo xam ne damay wëri liggéey pare woon ko ne am naa contrat bi daw en cours loolu aussi pénalité la kon donc nañ koy moytu dugal contrat bi jeexoon dugal sa séjour bi jeex wax naa contrat bi jeexoon après nga dugal ci maanaam sa luy wane fi nga dëkk yaa xam hospitalité yaa xam certificat de résidence la yaa xam lu mu mën a doon nga dugal ci loolu F24 boo fayee pare dugal ko ci ak timbre Seydi ci euro yi ngay dugal ci enveloppe bi yóbbu poste soo bul tëj enveloppe bi nag enveloppe bi waa poste ñoo ko téyel seen bopp ñoom ñooy contrôler ba pare ba mu doy leen ñu door a tëj nga fay leen 30 euros ñu envoyé ko jox la récépissé boobu ñu leen di jox boo leen ko seetloo ñi fi yàggoon xam nañu récépissé yi parce que am na ci ñoo xam sax moom lañu daan demee Sénégal yëpp mais yéen moom amagu leen droit dem Sénégal parce que gisuma fenn fu ñu ko defee ndax yéen séjour yi ngeen ñu koy accompagner yéen yi war a accompagner yéen yoru leen ko donc ba pare itam bu leen joxee 6 mois bi aussi amu leen ci droit génn Italie donc kon yéen kon bokk leen ci mais récépissé yooyu noonu da ngay am pouvoir maanaam da ngay am doole da ngay mën a tamit contrôler sa pratique fu mu toll chaque instant bu séjour bi génn yëpp da nga koy mën a contrôler parce que récépissé yooyu noonu la baaxoo noonu la bindoo donc après mun la joxee récépissé boobu nag léegi yow bu ñu la joxee récépissé am nga droit dem wuti ci liggéey ci ñetti secteurs yi muy agriculture ak golf ak badante ñetti secteurs yi kese nga ci am droit liggéey soo ci demee boo ci amee contrat bu gudd gënati na ndax bu boobaa booy wecc ku sa séjour boo maanaam bu 6 mois yi jeexee da ngay dem bu 6 mois yi jeexee da ngay dugalaat comme ni nga dugalaat te booster bi ngay dugalaat demander conversion ne permesso pour ñu defal ko permesso lavoro su boobaa nag après ca ñu koy soppi nag permesso lavoro nga am permesso bi ñëpp am nag mën a dem Sénégal mën a bàyyi bu la neexee secteur ñetti secteurs yooyu dootu la concerné bu la neex nga dem liggéey métal mécanique wala nga def lu la neex bu séjour ba lay génnee ba pare laa wax nag su fekkee 6 mois yi jàll na ba nga am beneen séjour moom boobaa yaay moom sa bopp picca moom boppam léegi amatoo dara lu lay limité bu boobaa su la neex sax nga wuti licence bu boobaa da ngay am séjour bu la neex comme séjour yi ñëpp di am donc kooku mooy contrat bi gën a gudd bu dee contrat bu gàtt comme nga am ci biir 6 mois yi nga am ci contrat wu 2 mois wala nga am ci contrat wu 3 mois te 6 mois bi jeexagul nga xaar ba 6 mois bi jeex fekk na sa contrat jeex na da ngay dem collegamento nga bindu nga def inscription collegamento boo ko defee këyit boobu boo ko génnee moom itamit nga dugal ko présenter pratique bi daañu la jox itam permesso attesa di lavoro permesso la boo xam ne ñii xam nañ ko 1 an lay dire permesso boobu pour nga dem wuti yeneen liggéey mais boobaa maanaam secteur yi dootu la tënkati léegi boobaat am nga droit liggéey ci yeneen liggéey li ci am solo daal ci biir 6 mois yi moom na nga lijjanti ba liggéey ci même bu doon benn weer nga ci liggéey même bu doon ñaari weer nga ci liggéey ak loo ci mën a liggéey rek na nga lijjanti ba liggéey ci biir 6 mois yi su ko defee da nga la ko mën a convertir ndax bu fekkente ni si 6 mois yi jox nañ la ko liggéeyoo ci 6 mois yi ba mu jeex nag kenn du ko convertir na teel a leer loolu moom nañ ko bàyyi xel bu baax a baax moo tax c'est très important à ce que bu ngeen jotee 6 mois yi moom ngeen rey seen bopp jar na dem ci tool yi jar na dem wuti mindaanu jar na dem badante boo ci def rek ba liggéey ci même bu woon benn weer ñaari weer sax déjà su boobaa dañ la ko soppil permesso lavoro boo xamante ne si maanaam di nga ci mën a liggéey di nga ci mën dem Sénégal di nga ci mën def lépp loo xamante ne si nit dina ko ci mën a def léegi kon permesso temporaneo def naa leer na laaj yi ma ci doon laaj yi ma ciy dégg yépp mi ngi noonu am na ci ñoo xam ne dañ naan ndax man am naa riito am naa kudd ndax ma doo yooyu yëpp seen yoon nekku ci amul riito amul kudd amul dara maanaam daal koo xam 31 octobre ba fii ñu toll daal sa séjour jeexe na fi am na questura yoo xamante ne si parce que man am naa sama benn xaritu avocat wax na ma ko te démb aussi tamit émission bi ñu doon def dégg nañ ko fa que ni yenn questura yi ñoom d'accord nañ sax ci ni ñi seen permesso de séjour na nekk en cours même sax mën nañ ko demander maanaam su fekkee ne mos ngaa liggéey lu jiitu 31 octobre ba pare nga am séjour bu nekk en cours sax ñoom may nañ ñi mos nañ ko ci parce que sama xaritu avocat bi ma ko doon wax ni ma question bu Caserte ñoo ko wax ñoom nee nañ mënuñu d'accord nit ki légal ñu koy xañ moom mu mën a convertir permis am ba pare di ko nangul ka nga xamante ni si maanaam séjour am jeex na moom mu illégal donc kon yooyu même ñi seen séjour nekk en cours te ñu mos a liggéey te ñu mos a liggéey golf ak badante yi tamit bu fekkee ne dem ngeen ba amu leen ku leen jëlal dugal leen ko parce que am na questura yoo xam nangu nañ ko du questura yëpp nag mais ku mel ne questura Caserta ak Bergamo moom annoncé gum nañ nangu nañ ko malgré que man gëm naa sax daañu yénne circulaire jéem ko maasale ci ñëpp yaakaar naa ko trop moo tax it kii na ba tey leneen aussi tamit am na ñenn ñi naan nañ xaar man pour man xaar bi mooy ñi nga xamante ne si amaguñ solution ñooñu mën nañuy xaar ak def ndànk parce que bu ñu fàtte affaire bi le 15 juillet lay jeex kon des na tey jii le 14 juillet des na presque tey le 14 juin 13 juin excusez-moi donc des na weer ak benn fan presque donc lu ne xaj na fi moo tax ñooñu moom mën nañoo xaar waaye ki nga xam ne sa lépp man na wax dëgg yàlla amatoo loo xaar amatoo looy xaar bu sa lépp man moom demal dugali bu circulaire bu gën a yombal mbir mi ñëwee day lay gën a neexal rek nga daal cey gën a bokk gën a ñoqali su fekkee circulaire bi ñëwit di demee na noonu waa leneen aussi xanaa hospitalité yi aussi li ñu koy laaj bari na hospitalité def naa leeraloon naa ko mooy loo xamante ne si moog résidence nag bokkuñu doo comme yàlla ak yàlla hospitalité mooy hébergement koo xamante ne dama ko fee dalal rek en attendant maanaam nekkul loo xamante ne si day yàgg nekkul lu ñuy bind kenn du ko bind fenn nag amul fu ñu koy bind ci commune parce que hospital bi communication la maanaam damay wax ni man dalal naa diw mi sama kër
obligation la aussi par les loi bi dafa digle ni képp koo xam ne dalal nga extracommunautaire yi ci sa kër dans les 24 heures da nga ko war a annoncer service de sécurité service public de sécurité service sécurité publique noonu nga ko war a annoncer moo tax d'ailleurs sax waa police di ko pousse waa vigile di ko pousse waa police parce que service sécurité publique bu dee ci commune yi si ndaako yi ñoo ko yore daal maire yi ñoo ko yor donc moo tax nag boo ko defalee boo ko bindee mu tam feuille la booy remplir boo ko remplir pare dem yóbbu ko ci maire yi ñu tamponné la ko wala nga envoyé ko via PEC wala nga envoyé ko même recommandé àndaat retourne même sax boo ko envoyé yooyu yëpp day valable boo ko defee donc loolu mooy hospitalité tey jii daal def naa loolu laa amoon lu may leeral ci permis kii mais daal li may wax mooy ñi leen koy remplir ngeen di ko xool parce que yi tamit remplir la comme ni muy remplir séjour bu normal bu ko defee da ngay daanu parce que boo demee rendez-vous moom boo demee foofu dal naan non dañ koy rejeter donc ki koy remplir na xam bu baax a baax li muy remplir kaaf yi ngeen koy yóbbuwoon da ngeen ko vérifier de toutes les façons code bi moom da ngeen ko jàpp 99 la 99 ku leen ko remplir da ngeen xool code bi ca droite lay ne ca fin ba fi ñu bind renouveau boo xoolee à côté da nga gis numéro code bi moom moo tax 99 boobu da ngeen ko wër ba gis ko ci moom bu ngeen ko ci gisee rek baax na daal presque li ci def moom xëy na kasura mën leen ko mu ñëw parce que typologie permis bi ngay requérir mooy 99 donc c'est très important ngeen bàyyi ko xel di ziarat ñëpp wasalaamaaleykum di fàttali nag li may wax rek vidéo yi ngeen di ko mën a dagg tey maanaam kon diviser di ko partager du moins di ko partager di ko aimer ak partager bañ koy dagg daal loolu daal laa doon ñaan ñëpp di leen ziarat di leen balu àq bu baax a baax tey balu àq ñëpp tey ñaan suñu borom yàlla na yombal ñëpp ci kayit yi ba ñëpp am ci dam nekk suñu jiglaan ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh